xam ne mooy monsieur Samba Sow ñu ngi yor classe am ñu dugg ci biir xool naka la élèves yi toogee ak nan la leen di jàngale parce que saw ñu léegi. waaw na ngeen def. waaw ñu gis seen teewaay suba teel ji ndax élèves yi nga war a yor ci classe bi ñëpp teew si nañu. waaw ñëpp teew na sinon benn absent laa am. waaw. ñu gis ni cours yi démarré na sànq à 9h nan nga yore élèves yi ci biir classe bi. waaw bi ñu ñëwee. maanaam ñoom xale lañu. xale moom li mu tàmm rek lay def. mais li ñu njëkk a def mooy rappeler leen feebar bi. ban gravité la am. nan la ñuy def ba moytu ko. maanaam rappeler leen geste barrière yi. ñu soog a commencé nag njàng bi. waaw te loolu yaakaar naa respecté nañ pour le moment. pour le moment ndax cours yi day commencé 9h ba 3h wala 2h wala day am pause ci diggante bi. waaw am na récréation. waaw donc benn yoon la ñuy génn récréation. après ñu duggaat suñu kii dañuy wàcc. 13h waaw 13h jafe amagul ci classe bi. non amaguñ ci benn jafe-jafe vraiment consignes yi ñu leen joxe daal xale yi ñu ngi koy respecté. pour le moment. waaw ay xale lañ nag dañ ciy toppati baamtuwaat di baamtuwaat rek. waaw. incha allah baax na jërëjëf. waaw. c'est le maître titulaire de la classe CM2. mooy yoon depuis des années ba léegi. waaw instant bi comme Covid oblige. tax da ngaa scindé en 3 groupes. benn bu nekk 3 enseignants quoi. nekk 3 su dee jël benn groupe mais moom c'est responsable quoi. responsable d'abord dama leen di gërëm di leen sant di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi suivre Yeumbeul TV ndax seen liggéey am na solo di fàttali ne rek lii lépp feebar moo ko waral. feebar bi ñuy wax coronavirus am ñu koy tudde tamit Covid 19. moo waral lii. suñ dellu tuuti ci ginnaaw ñëpp xam nañ ni dañ doon jàng def 6 mois jékki-jékki mun a jamet gars yi daal di taxaw ñetti weer ñu taxaw ñetti weer tamit jàngat ko mu feebar boo xam ne amaguñ lu koy faj xamaguñ lan moo koy tax mu bañ laa dal waaye ci liñ ci jot a xam lu néew jàpp nañ ni lii ak lii boo ko defee xëy na mënul laa bañ a dal moo tax ñu ne comme que classe bi nangami élève la doon def il faut ñu tas ko parce que su classe bi maa leen yoroon depuis comme ni ko monsieur Sa waxee depuis début d'année yàgg na sax dafay 4 ans maa ngi ak ñoom ñu doon presque 49 donc 49 bu leen bëggee dajale ci classe bi noonu day xaw a doy waar parce que dañuy toog par ñaar dañuy jegeyantoo donc loolu ñuy wax mesure barrière yi distanciation sociale bi yëpp dootu mën a tee nekk loolu taxoon xam naa ni ñu gën a xarañ na ca kaw ñoo xool ni classe bi il faut ñu tas ko sende ko parce que ba nga xamante si ni nit ñi dinañ am distance sociale dinañ tasaaroo dinañ aéré loolu moo tax ñu tas classe bi man déjà maa ngi 17 ak 17 sama collègue yi ñii 16 ñii 16 muy 49 ñu xool ni daal ñii buñ ko defee bu ngeen xoolee sax ci biir da ngay gis ni franchement niñ toogee xaw naa baax ku ci nekk aussi takk sa masque ñu jéem a déroulé rek ba xam lan la ñuy jox insha allah ñu gis ne cours yi 9h la tàmbali woon xale yi ñu am mesure yu ñu leen joxoon yoo xam ne bu ñuy dugg si ci école bi noonu lañ koy fas yéene jëfandikoo ndax mesure yooyu bi xale yi dugg si jëfee nañ loolu waaw parce que bi ñu dugg see juste rek man sax xaw naa ñëw tuuti un peu en retard par rapport ak sama yeneen collègues yi parce que je suis venu maa ngi egsi ay 8h45 bi ma ñëwee fekk naa sama collègue Ndiaga Sarr mi ngi ci bunt bi yor thermoflash bi ku ñëw rek mu jël sa température aussi ñu ngi teg dispositif de lavage de main bi ku dugg rek yaa ngi raxas sa loxo avant ñu joxe masque sax maa ngi doon dégg doyen leen laaj xam naa da leen di tooñ naa ana sa masque boobu fekk nag joxe guñ masque yi donc loolu lépp wax dëgg yàlla jël nañ dispositif bi bu ñu duggsee aussi maa ngi dégg rek ci saasee ñaa ne taxawel nii tas est-ce que respecte leen distance sociale bi donc yooyu yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi koy respecté moom wax dëgg yàlla jël waaw tey jii en tant que jàngalekat. tey nga doon yor 49 élèves. tey nga ñëw fi 17 lan ban yëg-yëg nga am tey jii. waaw day mel ni rek fi ñu toll nii nga jékki-jékki rek ñu yenoon la ab saako moom. saako buy def 50 kilos. jékki-jékki dindi ci 40 kilos. parce que boo yoree 49 élèves. chaque jour tu dois corriger 49 cahiers.
tu dois expliquer de telle sorte que yow da nga yaakaar ni 49 yëpp dañoo comprendre. kon loolu bu ñu ñëwee ñu sende ko ba nga am 17. 17 élèves moom ak 49 dëgg yàlla yemoo fi ñu toll bu ma duggee ci classe bi damay sentir ni ñii tey bala maa génne li ma bëgg yëpp. ñu xam ko 17 yëpp daañu ko xam. donc j'aurai tellement le temps de ku ci nekk ma xool sa niveau d'intellectuel sa niveau de compréhension. waaw day gën a neex daal boo gisee effectif gën a ndaw gën a neex moom lii la tey lii moom wax dëgg yàlla man moom jàpp naa ne élèves yi gën nañ ci am chance sax parce que le fait que nga yor 16 élèves à la place de 40 ou bien 50 franchement du bokk niveau li ngay jàngale du bokk niveau de compréhension bi du bokk moom daal am loolu moom am na avantage moom bu exceptionnel waaw jàpp naa ne daal lépp li nga xam ne ñoom teg nañ ñu ko ñu suñuy kilifa au niveau de l'administration ñun aussi comme que ñu agent administratif lañ respecté nañ ko parce que ñun ñoo leen fi nekkal te aussi lépp c'est dans le cadre de bien faire rek loolu mooy dëgg yàlla daal kii nañ lépp daal incha allah. incha allah jërëjëf monsieur Sall kàddu yi am na solo jërëjëf. école de ba léegi di wayal liggéey bi ñu janoo ki nga xam ne mooy monsieur Diop muy maître arabe fii ñu gis mu nekk ci kuuram monsieur Diop ñu ngi leen nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. waaw ñu gis tey ji cours yi déroulé 9h. élèves yi ne ci biir. ndax matuwaay yi ngeen xam ne état bi tegaloon na ko. ndax matuwaay yëpp yemb na ci yéen. waaw comme ni ngeen ko waxee rek vraiment alhamdulilah parce que sooy xool ñun ñëpp ay jàngalekat lañ te xale yi tamit suñuy rakk lañ ñii suñuy jarbaat lañ ñii suñuy doom lañ. ñun dañoo yàkkamti woon sax lii am bañ ñëw mais alhamdulilah bi ñu ñëwee vraiment yin ñu promettre woon yëpp mat na sëkk. bi ma ñëwee ci suba si li ma njëkk a def mooy dama jugal ci doyen directeur laaj ko mu ne ma yëpp mat na. te ba duggee ci classe yëpp maa ngi wër benn classe moo ma dese. mais classe yi ma dugg yëpp vraiment fekk naa condition yëpp réunir na pour ñu mën a commencer moo tax d'ailleurs man commencé naa sax. man maay oustaz arabe bi fii. comme ni ko monsieur Sarr waxee. man maay tourné ku ma dugg sa classe bi da ngay génn. après su ma jeexalee nga ñëw. waaw mais vraiment alhamdulilah daal lépp mat na yëpp yemb na fii commencé nañ. daanaka soo ñu xoolee sax xam ne ñun moom ñu ngi ci. waaw ñu gis yor xale nekk lu jafe lool. plus nag ñu boole ci loo xam ne mu tàmm ko woon muy ngay toog di takk masque. ndax yaa ngi am contrôle ci masque yi ñu koy bañ a wàcce ñu koy summi di ko teg ci table yi wala ñu koy weccantoo yaa ngi contrôle noonu. waaw ñu ngi ciy bàyyi xel juste sax bi ngay agsi dafa fekk sérieusement parler. man sax damaa xaw a am problème. bi ngay agsi sax yow gii di wax ak man gis nga. parfois da ngay xaw a wax booy wax di kii day tàng da ngay mel ne lu fat bi ngay agsi juste maa ngi naan ngeen baal ma def nii mais da nga koy jéemaat rek. parce que affaire yi moo ko laaj. bon metti na diis na mais comme tamit dafa am lu tax. waaw li ñuy wax rek ad daruraat tubihul mahzuraat fi mu toll nii moom comme dañoo bëgg a am dara te arab dafa ne man araada shay'an fal yatadabbar aqibatahu ku bëgg aakara tamit da ngay ñeme kaani ndax wax naa leen ko nee naa leen élèves yi bari nañ mais ñi war a examen rek la ñu woowaat defal leen lii bu leen ko xeeb xam leen ne dafa am lu ñu bëgg ngeen am ko ñu nit loolu incha allah xam nañ ne ñun metti na mais comme ñun ni ñuy woowee rek ay soldat lañ ñun pare nañ pour jànkoonteeg affaire yi daal mais ñu ngi ci was ko suñu àq lu ñu mën xool gisoo kii wàccee na ko tàmmuñu ko mais da ngay rectifier ñu ngi ci daal alhamdulilah ñu ngi jéem comme premier jour la xëy na fii ñuy wàcc dinañ mën a jox résultat final mais alhamdulilah fi mu ne nii daal ñu ngi jéem. waaw macha allah jërëjëf kàddu yi am na solo. parce que yéen ko laaj nan lañu déroulé li nga xam ne mooy budget école bi tey ak ndax matuwaay yëpp yemboon na yeneen état bi digaloon ndax ñi nga xam ne ñoo waroon nekk ci classe yi muy jàngalekat yi ñëpp teew nañu ndax élèves yëpp teew si nañu parce que waxtaan mu leeral ko ñi nga xam ne ñooy askan doyen ñu ngi leen waaw fay leen la bu baax te jërëjëf maa ngi di daal ñun mu avant tey dafa fekkoon am na liggéey bu ñu defoon lu jiitu lii parce que réewoon nañu ñëw nañ équipe pédagogique bi ba séddale classe bi CM2 bi def ko ñetti groupe wax ñu xam ku nekk ban classe la war a yor ñeneen ñu jàngale également ku nekk wax nañ la ban dund nga war a jógee ci école bi ñii yor distanciation bi ñi yor lavage collectif bi ñii contrôle masque yi ak yooyu daal ba également defoon nañ
répartition li ñu war a jàngale répartir nañ ko ba préparé ko pare ba defoon liste yi ba ku nekk amoon ko sa répartition ak sa liste élèves donc tey li desoon rek moo ñëw dugg classe jàngale bi ñëwee bi xale yi ñëwee d'abord ku nekk contrôle la ak sa thermoflash ñu raxasu après ñu dugg ci classe bi maître yi commencé njàngale bi wax dëgg yàlla li ñu état bi li ñu diggoon jox nañu ko parce que xale yi ku nekk am na 3 masques enseignants yi également ku nekk am na 2 masques jox nañ ñu gel jox nañ ñu saabu jox nañu également madar ak eau de javel am nañu également benn lavoir collectif bu mag bu ñu teg ci bunt bi kon daal mën nañu wax ne matériel bi lépp jàppandi na ba jàngale bi daal mën naa door daal am nañ ci yaakaar loolu. ndax am leen ci benn jafe-jafe yoo xam ne yéen ko yëg ci école bi. non fi ñu toll nii vraiment amuñu jafe-jafe daal moom comme ni ma la waxoon léegi jàngalekat ñëpp teew nañ élèves yi rek moo am 2 élèves yu ñëwagul daal mais pour le moment daal amuñu benn jafe-jafe boo xam ne teel nañoo mën dañu tey jàngale daal waaw. waaw dañoo gis ne feebar mi ngi ci réew mi ba léegi. mi ngi des ci réew mi. fi ngeen nekk muy place jàngalekat di daje. daje élèves yi lan nga wax parents d'élèves yi nga xam ne seen i doom yaa ngi ci école bi. waaw parents d'élèves yi xanaa ñu jàppale école bi rek parce que xam nga bu ñu jëlee suñu matukaay ci école bi égal te ñoom jëluñu seen matukaay day affaire bi day sooxe donc ñun ñaar il faut ñu lëkkaloo pour daal ñu mën a yàlla ñu mën a éviter jàngoro ji daal ndax gis nañ ne xale yi par exemple bi ñu jàng si dañoo groupé dañoo àndandoo dañu waxoon nañ la mu tëg ne bu ñu jàng si bu ñu mënee ba ñu groupé moo gën waaye du tee fa en tout cas fan yu njëkk yi ba la ñuy tàmbali jàngale mi ci feebar la ñuy waxtaan ba pare dañ leen expliquer feebar nu muy demee ak mesures yi ñu war a jël pour moytu xeex bi donc bu ko defee parents d'élèves yi jàppale ñu ci bi seen xale bu ñu demee wax seen parents yi li ñu leen wax ñu jàppale ñu ci également ci kër ga bu ko defee yàlla mën nañu musal ci feebar bi daal waaw. waaw yaa ngi wax mbirum dajaloo te ci kanam tuuti rek midi da ngeen def pause. élèves yi génn pause bi nan ngeen koy lijjantee ba nga xam ne élèves yi du ñu dajaloo. waaw pause bi xam nga bu njëkk récréation la ñu am mu 30 minutes mais léegi 15 minutes la pause bi xale yi sax daanaka moom pause la mën nañu bañ a génn parce que ñi génn moo ñu bëgg a dem toilette wala yooyu rek ñooy génn dem ñëwaat mais amatul dajaloo di fo wala nga am looy lekk wala yooyu parce que waxoon nañ leen ko ne woon nañ xale yi ku jàng si nga ndékk seen kër ba pare duñ nangu kenn indi fi lekk ci école bi naan bi également waxoon nañ leen ne ku nekk indaale butéel soo bëggee naan nga naan ci parce que bokk bi la ñuy bañ daal pause bi moom pour xale yi ku bëgg a dem toilette dem toilette la wala ku bëgg a talal see tànk nga talal see tànk te boobu également am nañ ak jàngalekat boo xam ne moom moo yor affaire pause bi maanaam mooy xool nan la xale yi war a toogee ci cours bi ci pause bi waaw. yan kàddu ngay tëjee. waaw xanaa di leen gërëm di leen sant rek te également wax nit ñi ñu jàpp ci mesures yi ñu joxe bu ko defee yàlla mën nañoo dimbali ci feebar bi daal di leen sant leen gërëm jërëjëf. waaw merci beaucoup. Très bien, coronavirus pour Covid. Voilà. asalaamaaleykum waa Géoul Art TV ñoo ngi leen di nuyu vraiment di leen remercier ci seen teewaay fii ci Géoul 5 école Géoul 5 waaw comme ni ko ministre de l'éducation digle personnel bi yëpp teew na macha allah enseignants yi fi nekk yëpp teew na directeur teew na donc ñun aussi comme yeneen école yëpp reprendre nañu suñu liggéey tey jii macha allah élèves yi aussi daanaka suñu yaboon yi am nañu 40 élèves la ñu am suñu CM2 donc benn absent rek lañu noté tey donc pour le matériel aussi ni ñu ko waxee woon ni le matériel doit être disponible macha allah aussi matériel bi aussi jot nañ ci am nañu fi 137 masques à raison de 2 masques par élève et par enseignant et aussi am nañ un stock réserve boo xam ne si nii élève bu réeral masque am mbaa mu am problème aussi dinañ ko mën a couvrir en masque am nañ aussi 3 gels antiseptiques yoo xam ne aussi pour boy yi mën a raxas seen loxo la ak benn madar ak 5 savon yu mag ak benn thermoflash boo xam ne si nii moom la ñuy employé bu xale yi ñëwee pour jël seen température donc daal comme ni ngeen ko constaté fii daal à Géoul 5 mun nañ ni la reprise s'est bien déroulée tout le monde est là, le personnel est là, les élèves sont là, le matériel également est disponible. Donc c'est ce qu'on avait à vous dire et merci beaucoup. tey di bite école bi xale yi ñu ci classe bi enseignants yi ci classe bi yan kàddu ngay mën a sànni ci loolu. asalaamaaleykum
naa ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay yi nga xam te ne moom ngeen di def xam ni ci askan bi ngeen bokk ngeen am jumtukaay bu leen demee di jàllale ay xam ngir ñu ñëw def dañ ciy sant di ci gërëm bu dee nag ci ubbi bi tey te mooy dañoo delluwaat ci école yi gannaaw ba nga xamante ni tëjoon nañ fa ay weer ndax mbas bi nga xamante ne moom la ñu dund kaddu yi du sori mooy am na lu nga xamante ni su fekkee mënta ñàkk dañuy fexe ñu taxawee ko ci anam ya mu gën taxawee ko ci anam ya mu gën nag moo tax autorité yi li ñu waroon a def nañ collectivité territoriales yi jàpp nañ ci seen wàll te fexe nañ ba li nga xamante ne mooy jumtukaay yi ñuy soxla mu nekk ci école yi jumtukaay yooyu nag ngir ñu mën a waajal ñu taxawee taxawaay yi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñun kon li ñuy wax di ko wax waajur yi mooy nanu sawarloo gone yi ñu dem ci l'école yi jàngi laata ñuy ñëw waajtaay ba ca war ñu defal leen ko buñ fi ñëwee duñu soxla leneen lu dul ñu jàng ñibbi ci waxtu beneen bi ci des nag mooy jàngalekat yi ñoom kenn du leen wax seen taxawaay xam nañ ko te ñu nga ca te fekk nañ ko fii ci Géoul 5 organisé nañu am nañ ñaari groupe pédagogique respecté nañ normes yi nga xam te ne moom la ñu waxoon ci wàllu loolu kon bu ci ñëpp jàppee yàlla mun na dogal li ñuy séentu ñu daf ko te loolu moom moo ci am solo mooy ñu njàng ci anam bi nga xamante ni moom la gën a ñaŋe waaye tamit ñu fexe ba wattu mbas mi nga xamante ni moom ñëw di ñaan yàlla yàlla na ko jël ci anam yi mu gën a gaawee. leen nag mooy kàddu ñaan ndax itam ak lu mënti xew lu taxawaay bu ñu mënti def du tuwee nag ñu wëlbatiku yaakaar sunu borom tàllal ko loxo di ko ñaan mu fekk ku ñu am ba nga xamante ni daal feebar bi na mu nga xamante ni moom la fi duggee woon moom xam na fu muy jaar ba mu jóg fi kon nag sunu borom loolu lañ koy ñaan yàlla defal na ko. macha allah jërëjëf jërëjëf. waaw ñu ngi fii ca lycée bu Géoul janoog fii benn élève mu jàng si woon soxna si tur yi naka la. Anta Diop ñu gis tey jii muy ubbite école yi tey ngeen ñëw tees fii di jàng ñu gis la nga yor sa saak takk sa masque yan kàddu nga ñu mën a sànni ci ouverture bi. waaw di sant rek bi ñu bàyyiwaatee ñu jàng si waat dañu respecté mesures yi di raxas loxo yi ak di takk masque yi respecté distanciation sociale bi comme ni ñu ko digal. ndax ñi leen di war a jàngal ñoom ñëpp teew si nañu. non pas encore nag. ak premier jour bi nii ak élèves yi déplacé woon xam naa loolu peut-être lundi incha allah ñëpp nañ teew. ndax xam nga ne feebar bi mi ngi des ci réew mi ba léegi yan kàddu ngay ñaax sa morom élèves yi nga xam ne ñu ngi jàng si fii. mi ngi des kay di leen wax ñu respecté mesures yi rek. comme que am nañu naan am na wala amul mais yooyu yëpp jarul kii nañ jàpp ni am na rek te li ñu sant ñu di ko def. waaw macha allah kàddu yi am na solo. ok merci jërëjëf. censeur ñu gis tey jii di ubbite école yi tey ñu ñëw fekk leen fi ngeen nekk ci wàccuwaay yi ñu gis xale yi ñu ngi ñëw ci cours bi ñu bëggoon a xam ndax élèves yi nga xam ne ñoo waroon a jàng si fii ndax ñëpp teew si nañu. merci beaucoup monsieur Sama ñu ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan également ci seetsi bi ngeen seetsiwaat parce que ñëwoon ngeen fii bi nu programmé ouverture le 2 fekk booba yëpp mujjul yemb ba ndàq ko ñëwoon ngeen fi waxtaan ak ñun dellu siwaat ngeen fi tamit tey ji également pour constater li fi am donc loolu seen engagement boobu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm bon comme ni ngeen ko gisee pratiquement dispositif bi nga xam ne moom la ñu waroon jël ñun ñëpp jël nañ ko masque yi jox nañ ko élèves yi ci suba le matin à 8 heures salle yi tamit disposition bi disposé nañ ko correctement amul benn classe boo xam ni am nga lépp 20 élèves
benn par table lan toog sinon sax xaw na noo séparé xëccante table yi xaw na noo soriantoo bon élèves yi tamit ñëw nañ mais pas à 100%. am na élèves yi ñëwul classe boo ci dugg am na ñaar ñett wala ñeent même yoo xam ni ñëwoon jàng si tey jii sinon le reste moom ñëwoon jàngale si professeurs yi tamit pratiquement à 80-90%. à part quelques professeurs yi am empêchement woote pour raison de maladie et autres ñoom tamit ñëw nañ. waaw ñu gis ne dañoo 9h la cours yi tàmbali. bu 9h la ñuy dugg ba 3h. midi ñu def pause. tey ñu dugg si nii tase ak élèves ci bi ci cours bi. lan moo waral ñooñu des ci biti. non c'est-à-dire dafa am ñaari pause. du benn pause que si ñaari pause la. xam nga dafa am auparavant daf daan am cours de 8h à 10h. am pause de 15 minutes de 10h à 10h. ensuite amaat ñu defaat dugg ba midi mooy 10 ñu génn am deuxième pause. donc daf daan am 2 pauses. léegi nag on a décalé maintenant de 9h à 15h au lieu de 9h à 14h. 8h 14h la daan def mais léegi 9h 15h lañu def. léegi nag bu ñu defee 2 heures de temps dafa am une petite pause. le temps que parce que de cours 2 heures de temps bi dafay jeex. le temps que ñoom parce que c'est comme ça dans le protocole. day am benn pause bu ndaw à 11h au lieu de 10h parce que léegi dañ ko décaler 1 heure. am benn pause de 20 minutes à midi à 13h. waaw pour duggaat maintenant def 2 heures de temps muy 15h. waaw ñu gis ñuy feebar bi ñuy bañ dajaloo. waaw te pause yi yenn saa yi dañuy gis xale yi dañuy ne ci cours bi dajaloo ndax am na kuy saytu. waaw xam nga depuis ce matin il y a le vigile, il y a le surveillant général, il y a même le proviseur nga xam ne ñu ngi woon ci biti. ñoom di insister pour les élèves là pour nu bañ dajaloo ci buntu classe yi. xam nga élèves moom mën a xale yi ci boppam dama xaw a dëgër bopp. mais depuis ce matin y avait le vigile, y avait Mbodj, le concierge, y avait le surveillant général et même le proviseur. bon non seulement loolu dugg nañ ci classe yi benn par benn pour wax leen mesure ak disposition yi nga xam ne moom lañ fi bëgg moom lañ war a jël. dugg nañ ci classe yi benn par benn proviseur, surveillant général, l'intendant ñu sensibiliser leen ba classe yëpp mat. mais xam nga xale yi moom da ngay toog à chaque fois c'est comme ça da ngay wax mais da nga ciy dellu si waat. lan ngay ñaax parents d'élèves yi. waaw xam nga affaire bi responsabilité bi ñëpp la. ñun la parents d'élèves yi la élèves yi la ku ci nekk il faut nga def sa warugar def ci li nga mën sensibiliser li nga mën parce que lu ci mënti am système bi yëpp lay paralyser comme ni ko Chérif Adramé du waxee bon que je remercie au passage parce que ndeysaan ñëw na ko fii ci école bi saytu xool mesure yi ñu jël xool ni ñu tërale table yi et tout mu leer na ni moom parent bu intéressé bu engagé la ba wax ni xale yi dañoo dëgër bopp da ngeen insister bu jaree dóor ngeen dóor moom képp ngeen doon dóor amuñu droit on n'a pas ce droit. mais pour wax ni xale yi dañoo dëgër bopp il faut ngeen insister ci mesure yi. yan kàddu ngay tey. waaw bon di ñaan rek yàlla dimbali nu musal nu ba nu comme ni nu ko tijjee ci jàmm ñu tëjee ko ci jàmm bañ a am benn cas ci Géoul département bi mu jóge ci élèves yi mu jóge ci école yi. ci région bi et même ci Sénégal yépp ñu bañ a am benn constat benn cas boo xam ni nee na lii ci école yi la jóge waaw yàlla musal élèves yi musal jàngalekat yi musal personnel bi ci nekk ak yépp mën nu tëjaat ci jàmm ñu def seen examen loolu laay tëj loolu laay ñaan daal. macha allah di leen remercier nag encore une fois voilà merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf kàddu yi. 3 plus il y a 1 moins. Il y a 1 plus.